salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës juróomi gune yu góor yi nga xamante ne jot nañ leen a jàpp ne dañoo njort ne nag ginnaaw bu leen préfet bu Maka Koulibantang tere seen soirée dañoo xëyoon rek dem fekk fa dëkkuwaayu préfet ba ak kañ ko toftal daal di ko caxatee loole. dinañ leen yóbbu fa mbaxana doone benn niki ëllëg dinañ ci ñëw ci yattalu xibaar yi ci boobu jamono itam askan wa yeewoo ca fulum foofee ca Moro la lu ñuy sàkku rek mooy ñu daal di leen andi pour courant ci seen dëkk boobe gis nañ ne itam lu jëm ci wàllu sànc yu bëri yu nekk ci dëkk boobe atta nga ni dara amu ci li nga xamante ne gis nañ ne ñoo ngi ko fay def ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp ñu daal di appal ab bés lii lee di kilifa yi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ delluwaat itam ci coow la nga xamante ne moom moo am foofee ca terme sud rawatina ñu daal di génne foofee ci seen kër yi ponk sax lay doon ci seen wax sa xalaat ak yët la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu bassin arachidier fi mu ne nii nag béykat yi ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ngi commencé am njàqare ndaxte nag lu jëm ci seen wàllu coopérative yi ak it lépp lu jëm ci seen wàllu payoor fi mu ne nii ñoo ngi am ab ëllëg jaaxle ci lu jëm ci seen wàllu koppar yi nga xamante ne jot nañ koo leb ci banques yi loolee dinañ ci ñëw ci yaatal lay doon ci xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllu mbas mi ak yëttu coowàllu suuf rawatina lu xew foofee ca Wakam wante itam lu ci yokk bees mooy saa su ne ñuy daal di gis nag ay gune di jóg di dal ci ay kilifa rawatina ay sous préfet ginnaaw foofee ca Balu Maka Koulibantang daal dina jëlaat wàllam ci nar wi ban taxawaay lañ ci war a mën a am ci mim réew ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieng moo féete ci xarale. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo xibaar yi ñu doore ko ni ñu leen ko waxee ci dem ba ca Tambacounda foofee ginnaaw Balu nekk ca département bu Bakel lu jëm ci ay ndaw nag ñoom ñoo jóg dem foofee ca Maka Koulibantang ci ginnaaw bu préfet ba jëlee dogal tere leen seen soirée gune yi nag defuñu lenn lu dul rek dem fekk fa préfet ba ak kañ ko fa toftal ci këram daal di ko caxat-caxate yàq ko ci noonu itam dot ñan cee teg juróomi gune loxo fi mu ne nii nag niki ëllëg lañ leen fas yéene jébal procureur ngir rek yoon daal di àddu ci seen mbir kii di Mamadou Ba moo nekk secrétaire municipal bu nekk foofee ca diwaan ba ñu teewlu ko Boubacar Tamba. waaw barki démb daal wax dëgg yàlla lu musul am Maka Koulibantang moo fa am parce que ku xam Maka Koulibantang ne dëkku diine ku xam Maka Koulibantang ne dëkku ñaan yàlla def nag depuis coronavirus bi am ba tey instruction yu état Sénégal jëloon pour tere yenn manifestation yi par exemple ay fuural ay baal ñu koy appliquer ba tey si réew mi yàlla def keroog nag ndaw ñi amoon ñu bëggoon organiser fond musique baal bi ñu ko defee gendarmerie ñoo ne leen arrêté leen li parce que am na arrêté bu ko tere xale yi nag ne ñoo mënatuñu dégg loolu wax dëgg yàlla dañu bëgg moom seen bopp liberté lañu bëgg dañu bëgg fond bi ñu leen teree loolu gendarmerie jël seen i bagage tere leen ko defuñu lu dul dem songu kër sous-préfet bi ñu songu kër sous-préfet bi plus de ñetti téeméeri ndaw ñoo mobilisé wu spontanément def presque 1 kilomètre fi ñu jógee ak kër sous-préfet ak nu mu soree ñoom ñëpp ñu doxul foofu yori seen i xeer sànni kër gi yëpp bu doon kër gi lu mu am sécurité wax dëgg yàlla bakkan bu rot saa mënoon na fa am bi loolu amee nag ñu yëgal maire dëkk bi Khoureychi mu naqarlu ko mu méttilu ko di masawu aussi coono sous-préfet bi ak adjoint ak seen i njaboot di leen masawu coono comme ni ko conseil municipal bi yëpp defee si la maire aussi ñëpp demandé population bi yëpp aussi demandé que lii musul am Maka Koulibantang comme lii musul am nag na yoon def liggéeyam moo tax gendarmerie wax dëgg yàlla biñ ko yégee ñoom ak autorité administrative région bi en premier lieu le gouverneur de la région ñoom ñëpp jóg nañu pour def si ay jéego ñëpp yaakaaroon lu amoon baalu dootul am si région de Tambacounda mais muy continuer comme nag dafa nar a continuer di law te suba xamuñu kan la ñu nar a attaqué moo tax nag wax dëgg yàlla maire demandé woon na autorité administrative ak judiciaire yi def si jéego te yaakaar naa si jéego yooyu tax na ba gendarmerie am na jéego gi bu baax buñ si commencé def pour leeral mbir mi am na juróomi ndaw ñu si jot a jàpp te yaakaar naa ne que si li ñu jot a dégg suba lañ leen di déféré au niveau du parquet de Tambacounda
di ngeen ci mën a àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon ñu gis ne nag gune yi nga xamante ne ñoom la ñu njort ne ñoom ñoo fas yéene doon kilifa yi ëllëg di jóg di dal ci kilifa yi ci mim réew ban jàngat ngeen ci am ci 88 lay doon 628 98 98 ca booba jamono askan wa yeewoo ca Fulum ca Morolan ñoom itam la ñoo sàkku bokk na ci seen courant gis nañ ni itam ay sànce yu bëri yu nekk foofee ca diwaan ba lu weesu at a ngi ni dara doxu fa ba tax rek ñoom ñu daal di appal kilifa yi rawatina kilifa yi nguur neen nag faw ñu daal di taxaw seen mbir laata ñuy yëglu ci fànn boobule. Babacar Sow. wàllum courant jafe-jafe la ci askan wi yeewoo ci dëkku Fulum nekk ca Morolan ci département bu Tivaouane chantier yoo xam ni dafa dakk boobu léegi def na lu toll ci benn at askan wi doon dajeek waaye taskati xibaar ni daal mbir mi metti na leen lool te dootuñu seetaan li ni mel su fekkee andiwuñu courant bi fileeg ñaari semaine di gox boo xam ne bii bëri na nit lool suñu sukkandikoo ci li ñuy yàbbi ne nañ daal xaarandi bi yàgg na Ousmane Cissé borom dëkkub Fulum lañ ciy déglu. adressé président Macky Sall di ko wax ni na wax ak Mandiaye Kébé ñu ak gouverneur Thiès tamit am na benn dëkk bu tudd Fulum bu nekk région Thiès département Tivaouane arrondissement Pambal commune de Morolan dëkk yi ci des yëpp am nañu courant ñun def nañu lépp muñoon nañ leen léegi daal li ci des mooy ci Mandiaye Kébé la liggéey bi di traîner doomu Fulum tey ñu ngi subir conséquence yu ñàkk courant 10 000 habitants ñun ay doomi Sénégal lañu di fay impôt contribuer ci développement bi ba léegi boo seetee gisuñu suñu bopp waratuñu am problème électrification rurale mais ba léegi daal ñun ñu ngi subir ay conséquences yoo xamante ni boo seetee état Sénégal moo ñu seetaan te war nañ ci mën a dimbali. ana li tax chantier yi yéex loolee yépp am na lu ko waral bi ñu jàkkaarloog waaye taskati xibaar yi askan wi yeewoo ca Fulum daal di nañ ci yee yàbbi Ousmane Cissé borom dëkkub Fulum. depuis 2 ans ngi nii société bu ñuy wax Fass électrique moom la ñu indiwoon fii pour ñu électrifier dëkk bi boobu ak léegi màggalu Touba daaw bi ñu koy waaj lañ fi ñëwoon bi ñu ñëwee ñu commencé samp poto yi ak fil yi bi ñu demee ba léegi ñëwaatuñu bu ñu doon woowee dañuy ñuy promettre à ce que ñoom ñu ngi ñëw léegi nag jokkoo nañu kilifa yi waa ASER yi nga xamante ni ñoo leen joxoon liggéey bi am nañu information nécessaire que lépp jox nañ ko société bi di Fass électrique borom société bi mu ngi tudd Mandiaye Kébé di maire Fass Bariga di conseil spécial ci Macky Sall di député à l'Assemblée nationale te tamit dëkk bi dëkk bu yaatu la commune bi ak commune yi ñu wër yépp am nañu courant. Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. dellu ca terme sud foofee ca Wokam ginnaaw bi ñu leen fa jëlee nag collectif bi nga xamante ne dafa jóg ngir daal di aar askan woowee la ñu sàkku bokk na ci ñu bàyyi na mu gën a gaawee seen ñoon ñu ñu jàpp foofee ginnaaw bi ñu leen fay jëlee ci seen bërëb collectif bi nag jàpp na ne lii lee di yoon bu ñuy wax ci fànn boobu la defuñu ko ndaxte nag lu dale atum 2000 ba négee si ñoo ngi doon ut ngir rek daal di am lii lee di bàyyi collectif bi nag moo ngi sàkku ci lu toll juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent njaboot ya nga xamante ne jot nañ leen a génne ci biti ñu delluwaat leen ci seen kër Alxasan An moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko ak Ismaïla Marcel Kouli. dañoo bàyyi suñu lépp jox ko Sénégal bi Sénégal soxla yëkkati ne ku nam ma joxe sa deret ku nam ma joxe sa ruu ngir sénégalais yi ñun ñoo yëkkati suñu loxo ñëw def ci li ñu mën ñu dëkkal ñu ci ay dëkkuwaay ñu jël suñuy njaboot def ci militaire ñu waroon jàppale puukare àddina yóbbu leen ba war ñoo bàyyi ci dëkkuwaay yi gën ñu ko soxla song ñu tribunal ci ay caaxaan dem tribunal yóbbu ay kayit yoo xam ne da koy tudd dara boo demee tribunal naan yow état du Sénégal daf laa jaay maanaam suuf soo xam ne kenn dëkku fa mu toll ci 3 hectares yaa xëy suuf soo xam ne kenn dëkku fa lan ngay wuti ci fii ay nit dëkk waxatuma la ak nag nit ñoo xam ne dëkk nañ fa lu tollook ñii fanweeri at ñii ñeent fukki at wala lu ko ëpp seen doom yëpp juddoo fa seen sët yi juddoo fa foofu la ñu am foofu mooy seen àddina tey nga ne da nga leen di jëlee foofu parce que moom nga soxla naqar bi suñu njaboot dund ba léegi ñu ngi koy dund parce que boo demee yaa ngi leen di fekk ci biti léegi bu tawee bagage yëpp yàq ay ñu yor ay xale yu ndaw ay tout tànk tey fu ñu jëm xamuñu seen njàng xamuñu lu leen mën a dal ci biti xamuñu muy loo xam ne lii état du Sénégal moo ñu ko teg lii Descos moo ñu ko teg parce que du luñ la indil nga exécuté ko lii armée moo ñu ko teg parce que moom moo soxla moom bu woo nee na moo am doole jiñ ñu jaay jàpp suñuy njaboot yóbbu leen gendarmerie ba tey ji ñu ngi naan dañ leen di defeere ba armée ba tey amul benn militaire bu am fit wala maqaama dëkk ci logement de fonction retraité ñu ne la génnal nga bañ boo gisee lii c'est parce que dootul woon logement de fonction dafa nekk terrain boo xam ne état bi moo ko moom dogote na ko mi ngi koy jox sénégalais yi 1999 yëgal ñu ko ñun depuis 2000 ñuy wër di laaj di ko jox autorités yi ñu naan ñu mën naa ne ba 2007 bind lettre bi ñu tontuñu armée jaar ci ñu ginnaaw daal di dindi suñu liste dugal listam mu def ay autorité militaire loolu mooy wax ji du leneen waaw léegi nag suba ñu ne comme am nañu recours ñu def recours bii paa nag ñu jël directeur impôt et domaine daal di koy assigner pour mu ñëw wax ak juge bi
leeral ko ñun dañuy droit ba fa muy yem danañ ñu ko delloo suñuy droit danañ ñu delloo suñuy kër parce que moomuñu ko ñun ñoo ko moom ay sénégalais lañ ñu ngi laaj président de la république na ordonné léegi nañ leen bàyyi tey jaay nañ leen doole ba pare dem fitnaal leen gendarmerie nañ leen bàyyi ñun ñibbi suñuy kër. Sud FM. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ñu àddu ci wàllub njàng beeg njàngale bi nos vacances pour l'école loole doon na xeet doxalin bu yees ba nga xamante ne COSYDEP moom moo ko daal di andi loolee nag day tax ñëpp ña nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllub njàng beeg njàngale bi daal di am ab lël foofee ca Thiès ngir daal di xool atum 2020 bile yan moo ci jafe-jafe lu ciy gàllankoor ak yan pexe la ñuy def ngir rek at gile ñu dëgmal ñu mën a dugg ci jafe-jafe yooyu Cheikh Mbow moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko Babacar Ndaw. xam nga syndicalistes yi muy enseignants yi je veux dire rendre leen hommage du ay wax moo leen war a rendre hommage li leen rendre hommage mooy ay jëf ñoom yàgg dañu wax ni évidemment que fonctionnaires yëpp de manière générale notamment les enseignants ni ñu leen di jàppee ci biir askan wi bokkul ak ñoom li ñuy joxe biir askan bi kon nag tey jii te jàngalekat muy beneen agent bu ne bu dafay soxla dund yore njabootam kon il faut ñu xoolaat seen condition ba nga xam ni dana ànd ak seen xel am motivation bi war nga xam ne bu ñu duggee classe seen lépp dañ koy jébal xale yi waaye jàngalekat bi nekk ci classe xelam nekk ci coupé courant bi ñu ko war a coupé wala ca waaj bi ñu ko war a génnee xam ni kooku donc doo am maximum si moom kon ñun suñu bopp ñoo am intérêt wu respecter enseignants yi ñun suñu bopp à cause des enfants ñoo am intérêt wu sargal ak jàngalekat yi kon nag loolu def na ko léegi pour jaarale ci nag ñun li ñu wax te di ko jëf depuis maintenant ñetti at mooy dañ ne vacances nañ ko bàyyi xale yi nañ ko bàyyi jàngalekat yi yore CREC waaye ñun kilifa yi nañ di toog vacances yi bu ñuy dóorante ñu dóorante bu ñuy werante ñu werante mais ñu fexe ba trouver ay consensus juboo ci li nga xam ni déwén dana nekk at boo xam ne ànd ak dal parce que tabax xam-xam dañ koy tabax ci waxtu kër sax dafa am waxtu wu ñu laaj tabax ko donc xam-xam aussi bu fekkee ni at bi dafa perturbé wu jaxasoo évidemment que doo ko mën a tabax ni nga ko waree donc jàpp nañ ni évidemment que temps d'apprentissage da am solo te temps d'apprentissage pour nga mën ko garantir et surtout temps réel d'apprentissage il faudrait évidemment nga am ay jàngalekat yoo xam ne seen xel dana nekk ci ñoom am jàngalekat yoo xam ne amuñu benn frustration ñu respecté leen loolu bu ñu ko defee évidemment mën naa tax ba xale yi mën a bénéficier wu totalement générosité. syndicaliste yi nag ginnaaw bu ñu rafetloo résultat yi nga xamante ne jot nañ ko am ni ki atu ren ji ginnaaw bu ñu defee li leen war nag ñoo ngi laaj la nga xamante ne moom mooy seen waru gar ci nguurub Sénégal Saourou Sène ak ay ñooñam jàpp ne nag fi mu ne nii lépp lu jëm ci wàllu système de rémunération bi nekkut la nga xamante ne dañ ko war di waxtaane dañ ko war di négocier ñu teewlu ko Babacar Ndaw. gouvernement wu Sénégal xam na ñun def nañ suñu part du contrat def nañ la ñu waroon def et j'espère que quand même le gouvernement aussi dina def la mu war a def parce que ñëpp xam nañ quand même am na protocole d'accord bu ñu xaatim ak ñoom protocole d'accord boobu am na ay questions yu am solo yoo xam ne mënatuñu nangu mu kenn yox-yoxi ci c'est le système de rémunération des agents de l'État boobu moom def nañ étude bi rapport bi mu ngi ci table président kenn mënul yemale parce que kenn yemul mais na ku nekk ñu jox ko gëddaam ce que nous ne pouvons pas accepter mooy que je taquine personne mais le magistrat moom il est du même niveau diplômant que le professeur du lycée ñu bëri xamuñu ko le gouverneur mais il est de la même hiérarchie que le professeur du lycée alors comment se fait-il que kooku ñu mën ko jox un salaire boo xam ne mën na mat 4 fois celui du professeur voire même 5 fois alors que tout le monde est d'accord que aucun pays mënul développer bu amul système éducatif de qualité aucun pays ne peut avoir un système éducatif de qualité bu amul mais des enseignants motivés gis ngeen déjà aux examens passés dans un pays comme la Corée mais jouru bac bi dañu dégager toutes les voies pour wax ni il faut que candidats yi dem lucidement aux examens ñooñu ils ont compris les enjeux par rapport à un système éducatif de qualité mais bu dee nag dafa am ñoo xam ne malheureusement pour nos pays sous-développés il faut que ñu takkal la fii benn mouchoir bu weex tàll ñu mën a wax ni voilà yow yaay décider de la loi nga def ci lu la neex mais yooyu du tax aucun pays mu développé moo tax système de rémunération boobu ñun dootuñu nangu mu continuer nekk nu mu nekk beneen aspect bi mooy lenteur administrative yi mais tey ñëpp xam nañ ne la technologie la technique mais mën na permettre un traitement plus fluide des dossiers mais loolu amul dañuy nekk comme si on était au 16e siècle dans le cadre du traitement de certains dossiers yooyu je crois que daf di question yoo xam ne il faudrait que décision ou en tout cas courage bi jàngalekat yi am ba sauver l'État au Sénégal permettre que mu consommer plus de 551 milliards il faudrait que État bi rappeler quand même jàngalekat yooyu am na lu ñu mérité. fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ca Ngalaxayaay ca Saloum jàpp ak Samba Dior ca Guinguinéo ci wàllum nawet bi la ñuy wax rawatina bassin arachidier foofee daal dinañ door la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub récolte yi rawatina dugub ak lii lee di
maïs di mboq ci biir marché bi ñoo ngi ko fay gis ñi nga xamante ne itam ñoom ñoo nekk ca coopérative producteur semencier ñu nekk ca commune bu Niassène département bu Foundiougne ñoom nag daal di nañ ci am ab rafetlu bu baax a baax wante nag loole ñoo ngi sàkku organisation bu am solo rawatina ci filière agricole béykat yooyu ak producteur semencier yooyu nag nekk ca Coprosen ñoo ngi sàkku ci nguurub Sénégal ak seen kilifa ñu xool ananas la ñuy def ba daal di gën a doxal lépp lu jëm ci wàllub mbay mi ci mim réew Mamadou Camara. ci biir Saalum rawatina dëkk bu ñuy wax Njaañeen Issouf nekk ci commune Niassène ci département Foundiougne béykat yi kat ñoom ñu ngi am yaakaar bu baax ndax nee nañ nawet bi baax na lool lu mel ni dugub ak mboq ñoom tàmbali nañ ko góob ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci kuréel bi boot producteur semencier yi di yëngu ci wàllub jiw nee nañ atum ren ñu ngi yaakaar bu baax a baax. Pape Birane Diagne ñu gën ma xam ci opérateur ma nekk président coopérative Coprosen ba Niassène bokk ci fédération MCPS baykat lañ di yëngatu ci semence ren yàlla dimbali ñu nekk seen nawet bu am yaakaar bayoon fukk mën nañ ne juróom-ñaari ñor ci mbayteef yu bari tey li ñuy xaar rek mooy gerte ak xaal état sant nag lañ koy jiital am na lu ñu defal loo xam ne sant suñ ministre agriculture ndax ñun moom lañ joti waaye feccem liir bu neexee ndeejaatee sa mbaggee bon président de la république kenn mënu ko sax ñàkk a tudd ndax jox nañ ñu jiwu à temps lañ sa doon séentu lu bari am nañ ko sax diir bañ ko war a am intrant moom dañ ci sant yàlla doole ci lañ ko santoon ndax lu ñu joxoon daaw jox nañu ren fukkam commission yi communes yi joxe bayit topp nañ ko ñu bëri gis nañ ci seen bopp ñu ngi koy sant ko ñaax professeur Moussa Baldé mu gën a dëgëral taxawaayam secteur bu garaaw la ne boo ne secteur u mbay rek dañu fa ne ministère boobu ku ne mën na ko yor mais lu jafe la lu bari boo fu bëggee dem ñu laaj la sa dossier mooy sant yàlla bi nga xam ne moom doomi baykat la yàgg si mbay yor direction mbay lu mat 5 ans am sa résultat bañ jox ko lii dañ gëm ne lii moom fi mu commencé xamul tànki gannaaw dana ko doxal na mu ko war a doxalee su ko doxalee baykat yi gis ci seen bopp baykat yi ñooy lépp te dañoo néew doole. lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum gerte bi nga xam ne danañ ci jublu tamit waa Coprosen di ñaax nguur gi ñu xoolaat nu ñu mën a yokkee njëgu gerte gi ak tamit koppar gi teew ca na mu gën a gaawee muy financement yi ak tamit gën a farlu lu jëm ci wàllub njënd mi ak njaay mi xoolaat bu baax naka la ñuy def pour gerte gi ñuy jaay bitim réew seet ci yan anam lañ koy doxalee ba jafe-jafe du ci am Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara béykat yooyee sax ginnaaw bi nga xamante ne nag lii lee di mbas mi daal dina leen yóbbu suuf la ñoo sàkku bokk na ci nguurub Sénégal daal di leen rofub loxo ba ñu mën a fay seen bori Pape Birane Diagne moo nekk président Coprosen ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. waaw opérateur yi de semencier fay nañ leen lu bari mais am na lu des daaw 40 milliards la état dugaloon ci wàllu budget mbay ren mu yokk ko ba 60 milliards daan nañ fay ndax daaw balaa ñuy dugg ci nawet bi lépp lu ñu amoon ci bor effacé woon nañ ko waaye ren nag dafa am mbër mu mag mu dugg ci réew mi moo xam ne ku ko layee rek xam lay mbas mi dugg fii yal na ko fi yàlla jëlee te buñ ko gisati feebar bi ñëw daj àdduna yëpp ñu ngi yaakaar ne balaa yàgg li ci des yëpp danañ ci jot ndax su fekkoon loolu amu doon tey jiw wi ñu joxe looñu duñ ko joxe te li ñu joxe loon joxe nañ ko bon xaj na xalangu daju suuf waaye gëm nañ ne rek avancement am na ci bu baax a baax baykat yi de gis nañ ci seen bopp ci ndimbal boo xam ne ñu ngi ko jox ñi am bourse wante ñu am lu ñuy xaar di ko tawat président bëggoon mu gën ñu ci jàppale ndax ñu ngi koy sant ndimbal yu bëri ñëw na ci àll bi waaye leneen am na ci loo xam ne xaj na état xamu ko te ñun waxaguñ ko ndax baykat yi bëri nañ bor baykat yi tey man mii di wax ak yéen leble naa daaw 15 millions ci wàllu engrais li ma jot lépp matu 6 millions te ñi ma ko joxul xam naa ne amuñu ko ndax nawet bi daaw am nañu am lool mais dafa naawee zone bii ñu nekk xaw na jafe daaw lool ba nga xam ne ñu ngi amee bor ci crédit mutuel ñu ngi amee bor ci coopérative yi ñu ngi amee bor ci yeneen organisation yoo xam ne dañuy lebal baykat yi di liggéey ak ñoom ba CNCA nag te kenn ku ne yaa ngi téye sa carnet de xaar ñu ne récolté nañ baykat yi dugaat ci coow. ñu état dimbaliwut foofu fayal leen ko wala fayal ñu ko ñu ngi ñaan président de la république ci xolam bu baax ak yaatalam ak dimbali Saalum ñi mu gàcc gors yi ñi ma gàcc sax amul Saalum ni Kajoor ni Bawal ñu ngi ñaan président de la république mu dimbali ñu si loolu ba nga xam ne li ñuy bay ñu man see yokku dégg nañ conseil bi mu def barki démb lim yaakaar si li développé réew mi lam sa jiital mbay la. bëri na ay coppite ya nga xamante ne jot nañ ko andi ci plan d'action prioritaire ñu daal di ko joyanti te baral ko di ajuster accélérer PAP 2A
ngir rek daal di soqaliwaat lépp lu jëm ci wàllu koom loole la nga xamante ne nag taxawaay gën ci war a mën a am fii ak ay fan rek dinañ ko doxal ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ju ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom ak financement ci mim réew jàpp na ne nag projet boobee lu toll ci fukki milliards ak ñeent yu toftal juróom-ñaari téeméer fukk ak ñaari milliards lañ ci war a def koppar googe nag investisseur privé yi ak it partenaire au développement yi ñoom ñoo ko nar a génne loole mu ngi amoon ci teewaayu Amadou Hott mi nga xamante ne mu ngi doon janoog ay taskatu xibaar yi niki tey jii ci teewaayu Khady Sène. suqaliwaat koom gi yokku taux de croissance bi nga xamante ni fi mu nekk nii wàcc na ba moins 0,7% gouvernement bi nag lu mu ko fas yéenee dafay mooy doxal plan d'action prioritaire ajusté accéléré ñu duppee PAP2A boobu nag ëmb na ay projet yu bëri yu ci mel ni sukkali mbay mi gën a jàppale ndaw ji ci wàllu formation digitale jàppale secteur privé bi waaye tamit teg ay mécanisme de financement yu mucc ayib ci yooyee bokk na ci réforme yi maanaam yeesalaat yenn loi yi bu ko defee liggéey bi di gën a gaaw faw rek réforme yooyu ñu daal di koy jëfee ci lu gaaw a gaaw bu ko defee relance économie bi mën a gaaw tamit te loolu bu ñu sukkandiku ci ministre bi yor wàllu économie plan ak coopération di Amadou Hott du yàggati dara ndax ci conseil des ministres bi ñu dëgmal dinañ fa yóbbu projet de réforme bi nga xamante ni moom moo leen gën a yitteel ñeel wàllu instrument partenariat public privé yi buñ ca noppee dinañ ci teg beneen réforme bi jëm ci wàllu wérgu yaram bu ko defee ñu mën a doxal suñuy industrie pharmaceutique ba tey ci janoo ak taskatu xibaar yi moom Amadou Hott wax na PAP2A lu mu laaj ci financement toll na ci fukk ak ñeenti junniy milliards lu toftal juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ngir rek ñu mën ko doxal nguuru Sénégal dina rek wut xaalis boobu ci partenaire au développement yi waaye nag du ci endetté wu maanaam di dem di lebi feneen bu boobaa secteur privé bi rek la ñuy sëf leneen li nga xamante ne soxla nañu ko. SuperFM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ginnaaw bu ñaar fukki simili ak ñaar tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ca Touba Sexaw ga jàpp Kër Gol foofee yëpp nekk ay diiwaan ca Touba wàccaay bi la ñuy àddu ci noone regroupement bi nga xamante ne moom moo boot chauffeur yu nekk ci gare routière bu Petersen la ñu sàkku ci seen ñooñ bokk na ci ñu daal di fonk code de la route fexe itam képp ka nga xamante ne dafa sonn ci yoon wi mu mun a noppaleku wante itam la ñoo sàkku bokk na ci te mu am solo ne autoroute maanaam dawalkatu woto yi ñoom ñëpp bu ñu riir utali li leen di autoroute Ila Touba nañu daal di wéyal seen yoon ñi jël yoonu Gossas bi ñi jël yoonu Tivaouane bi bu ko defee ñu mun a tasa ji Touba kaddu yooyee kii di Pape Sarr moom moo ko daal di yëkki ñu teewlu ko Adama Ndione. waaw message bi moo di dañuy soññi chauffeurs yi ak transporteurs yi ak clients yi dama yaakaar ne ñett ñooñu ñooy ñi war a màggale Touba mooy ñu waaj te waajal oto yi vérifier oto yi ci paan yi ak yi nga xamante ne bi xalaat nañu ni mënut a dem ñu dindi ko def ci leneen lu ci ne ñu defar ko te defar ko ci def anam yu weex ndax màggalu Touba oto yëpp bu ñu dee dem nit ñëpp di dem kon oto yooyu dañoo war a doon oto yoo xam ne oto yu wér la waaye nag war naa andi tam ay chauffeurs yi tam ñu sàmmonte ak code de la route mbooloo mi tam ñi nga xam dañoo war a dem muy nit ñi nga xam ne clients yi maanaam ni ma ko bëgg a tudde ñoom ñëpp ñu jàppalante bu ñu jàppalante ba pare yoonu Touba yi nag ren autoroute Ila Touba bi bu ñëpp yaakaar ne fa la ñu war a jaar na am ñu jaar Xombal Bambey jaar ci suuf ñenn ñi jaar Pekes Kilmaxa ñenn ñi jaar Kébémer jaar ca kaw yoonu Fatick sax ba Saloum bi am na moom itam Gossas bu ko defee bu ñu tasee ñoom ñëpp ñu mën a daje ji Touba waaye bu ñëpp jaaree ci autoroute bi dina andi ay jafe-jafe ba transport en commun itam ñu moytu surcharge bi ak yëpp nit ñi ci kaw doublage bi tam ñëpp ñu bàyyi ko amul fu ñu mën doublé guddi lumière yi ñuy wàcc faar yi day def code oto bu paan mu wàcc tali bi li lay war a oto bu paan na wàcc tali bi képp ku am chauffeur boo xam dafa sonn mu noppalu ku gëmmentu mu nelaw ku xiif na lekk nit ñu jàppalante kàddu yooyu daal ci tënk ñu bàyyi xel nag feebar bi ak nawet bi tam feebar bi mooy chauffeur bu ne na yor ay masque client bu ne na yor ay masque waxuma benn na yor sel ak ndox mu ñuy raxasoo bàyyi ko xel ci wàllu feebar bi nawet bi tam ñu sóoraale ko ni mën naa def chauffeur mën na koo def ci yoon wi mën na laa def kuy départ tam sa oto nga baase ko ba nga xam ne bu amee dara biir Touba ñu bàyyi xel ni mbedd yi yëpp dafa am ndox kàddu yi daal ci tënk mooy yoo xamante ne dañ ko doon dénkaane suñu mbokk taalibe pour ñëpp jëfandikoo ko pour màggalu 2020 gi ñëpp dem ci jàmm dellu siwaat ci jàmm. di kaddu yi Pape Sarr président regroupement chauffeur yu nekk ci gare routière bu Petersen foofee fa Touba gis nañ ne itam ci wàccaay bi jot nañ lu jëm ci wàllu ndox ñetti forage yu yees daal di nañ ko def benn bu nekk junni ak ñeenti téeméeri mètre cube lañ koy def boole ci yeneen jumtukaay yi nga xamante ne teg nañ ko ci wet gi bu ko defee ndox du fa manqué Mamadou Diokh mu nekk coordinateur opérateur nekk chef service bu OFOR foofee ca Touba ñu teewlu ko Amadou Moustapha Dieng. Touba dafay màgg moo toftal ci leneen mooy nga jël
ay millions doomu aadama dajale leen ci benn dëkk ci diggante ñetti fan ñeenti fan ba juróomu fan mais li ñuy soxla ci ndox dafay jéggi dayoo réseau bi ak nu mu mucc ayib dina ay wàññeeku yoo xam ne nit ñi duñ mën a jot ni ñu ko bëggee waxuma laa nag sancaan yi nga xam ne xëy na amuñu ndox wala réseau yi fa nekk dajul dëkk boobu loolu moo tax ba ak en rapport avec comité d'organisation bi Maawu Rahmati ak mairie bi ñu jël ay camions citernes pour yóbbu leen ñuy dem ci gox yooyu di leen jëgëñal ndox di leen may ndox waaw xam nga ministre bi wax na ko sànq bi mu wax ne bi ñu jógee ci màggalu daaw dañoo càmbar au mois de janvier passé def évaluation ñu d'accord ne jafe-jafe yi ñu amoon gis nañ ne bu ñu defee programme d'urgence bi dina wàññeeku bu baax a baax muy ñetti forage yu bees yoo xam ne mi ngi Daaru Marnaan Fetto Sam Serigne Abdou Latif mi ngi Touba Ndiarème ak benn forage boo xam ne dafa màgg doon ñu defaraat ko suqaliwaat ko loolu dina nekk apport boo xam ne fukki junni mètre cube ak ñeenti mètre cube dinañ ko injecté waat ci réseau mu nekk lu am solo dina yokk pression bi mais dina yokk également disponibilité ndox mais fépp fu ñu def ñetti forage yooyu def nañ fa réseau boo xam ne moom mooy ëmb gox yooyu nga xam ne fa lañ ko def mais dina xat quelquefois mbala en tout cas am na ñoo xam ne sori nañu bari ñu mun a xëcc ndox mi ci seeni kër ñoo am ci ñaari jumtuwaay yoo xam ne def nañ ko pour gën a jegeñal ba ci ñett ndox mi mooy camion citerne yi dinañu dem foofu may leen ndox mooy ay bâche yoo xam ne également ay réservoir la ñuy def boo xam ne ñëpp dañ ciy daje pour nit ñi mën fa ñëw ravitailler wu def nañu également ay quelques bornes fontaines pour permettre nit ñi ñu en tout cas am ndox bu leen jege surtout ci période bi nga xam ne dafa tombé ak mbas mi. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax Sa Xalaat. salaamaaleykum 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi coowal suuf foofee ca Wokam ak it ginnaaw guney Maka Koulibantang ak ca Baalu muy jóg dem fekk ka nga xamante ne moom mooy këru sous préfet ak kañ ko toftal daal di ko caxat-caxatee ndaxte dañoo bëggoon defa seen nëpp xumbaare ñu tere leen ko ndax mbas mee ko waral ñu ne nag loolee du te dal ba ñu jóg daal di dal ci kilifa yooyu ban jàngat ak lu ci seen taxawaay ci 88 lay doon 628 98 98. séeréer jaamu tukulóor. maa ngi laa ziar. delloo ziar. waaw tout d'abord ñu ngi ñaan rek ñaan tamit buñ ko waxee muy wax nit ñi nañ delloo seen xel njiit yi nga xamante ne jiital nañ leen. te démb lii nii ñoom dañ ko doon kaas la xewoon ca Sangalkam ca Malick Ba dégg nañu discours Macky Sall foofu ba mu fa demee donc nañu bàyyi ñi leen di jay ànduñ ak ñoom ñi ànd ak ñoom mooy ñi leen di wax dëgg waa Wakaam ña fa nekk noonu yàgg nañ fa de boobu Macky Sall faloogul de nga ñëw rek ci sa nguur nga toroxal ñu mel nii loolu jaaduwul. leneen li mooy waxoon naa ko keroog neewoon naa ne institution wu réew mi ak loi yi dañ leen war a respecter gis nga boo gisoon may wax ci masque yeeg loi yi ñuy teg ci kaw askan wi lii moo tax li xale yi yëngu tey masque yi taxul woon may wax dama ne ñi fi ne tey dañuy jël lenn rek def ko loi di ko tere ñit ñi di ko dóoree ñit ñi askan wi it buñ ko gisee dañuy jël di ko banaliser loi kenn du ko jël rek di ko yëkkati comme nii nii xale yi ñu tere liñ leen tere bu yàggee ci seen kaw lan jëm de. même bu fekkee ne dañ leen xeebal loolu ñuy def nit boo bëggee jàmm da ngay def jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew wasalaamaaleykum man itabal huda
Djibi Sow Parcelles Assainies ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Birama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. El Hadj Alioune ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. Birama nañ moytu bàkk seytaane ak kañ seytaane. su ma ne nañ bàyyi bàkk seytaane ak kañ seytaane mooy su fekkee ne seytaane dafa làqu ci gannaaw doomu aadama ñuy jëf-jëf joo xam ne day yee fitna yaakaar naa ka toppaat ci koom di ko bàkk rek it mën na ko wooye seytaane ndax man dama jàpp ne li xew Wakaam mbirum loi la tey boo ko xoolee tey mbirum homme de loi la ci seen biir la ndax boo xoolee tey yaakaar naa ne ñii di militaires yi ñoo porté plainte ñi nga xam ne ñooy anciens ya fa nekkoon jël logement ya nekk ca ba retraité continuer dafa nekk te yaakaar naa état continuité la tey ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk tey ñi nga xam ne tey ñoo nekk en fonction bu ñu amul fu ñu nekk seen condition de vie est-ce que ñun danañu mën a sàmm ni ñu war a sàmmee yaakaar naa loolu lu jar a bàyyi xel la bu ñu jógee foofu Birama damay delluwaat ci Maka Koulibantang Maka Koulibantang la fa xew nga xam ne tey njëkkoon nañ ko fa seetlu ci région de Tamba tey di dal ci kaw ay takk der te ñooñu tey ñun bu ñu amee problème ñooñu la suñu xel di daj kon tey jàpp naa ne tey képp koo xam ne mu ngi bakkat ñooñu nga xam ne tey ñoo doon dal ci kaw force de l'ordre yooyu nga xam ne dañoo autorisé wutoon benn fo moo xam ne bëggoon nañ koo amal kon jàpp naa ne ku yoo këru diina ci taxaw di solidarité ñooñu nga xam ne ci am polañ nekkoon te fo moomu tey ñu taxaw ne nañu xeex bi jàngoro jii di corona te yaakaar naa ne ku tudd baal xam ne saafuwante ak bombante dina fa am kon jàpp naa ne tey lu mel noonu tey su fekkente ne tey ay takk der dañoo ñëw doon ko kaar ba ñu jàppaar ñoom def seen i manifestation di dal ci koo takk der yooyu yaakaar naa ne kon képp koo xam ne tey nit ku baax nga loolu da nga ko war a joytu yuuxu ko ba ñëpp di ko dégg waaye nag mais wax rek ne Birama foofu lay daaneele samay kàddu jërëjëf 2 minutes yi mat na ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Oustaz ñu ngi ziar baax. delloo ziar. bon tey Oustaz sama xol tooy na quoi. vraiment bu mujj sama mbokk militaire yi ñu génne seen bagage. maa ngi ñaan président Macky Sall lii bu ko seetaan mukk lii boo ko seetaanee président installé la ci yow wallahi azim ay ñu ngi intéressant man sama xol dama jooy wallahi dafa métti quoi ay doomu ay ñu génn ay xale ay mag jigéen ñu gën leen da leen toroxal nii quoi vraiment lii rafetul ci état Sénégal suñu mbokk militaire man j'ai train militaire bu ñuy nekk camp Leclerc moom tamit nii lañ ko def temps passé ñëw génn ko heureusement amoon na këram moom mu sant Ndiaye am jom dem ñu bëgg këram ma nga ca këram dawaar kàlla am na ñoo ne rafetul état war a ko seetaan président Macky Sall yi maa ngi lay ñaan ci lay war a suuri ci barke weeru màgg bii barke weeru safar barke weeru maam Sëñ Tuubaa ñu ngi lay ñaan loo mën def ci nga def la même bu leen jox ay kër sax na leen ko jox mais sama xol mi ngi tooy. ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen ziar. delloo ziar. man la Mamadou Ba secrétaire municipal commune Maka Koulibantang. Mamadou Ba ça va. ça va bien. sant alhamdulilah. merci. à part di ko vraiment di d'abord di leen gërëm yéen si defee. allo. waaw yow la ñu teelu waaw. ma ne ñu ngi leen di gërëm vraiment si ni ngeen ubbee antenne bi et puis ni ngeen traité information bi. li am Maka Koulibantang ñëpp koy méttitlu parce que autorité administrative ak n'importe quelle autorité rek autorité la lii mosul am si suñu dëkk bi Maka Koulibantang dëkku diine la diine lañ fi xam te diine lañ fiy def moom lañ fiy jëfe mais imaginez tey li am ñu naan lu tax xale yi génn parce que dañu bëgg foo bëgg baal nga xam ne lii vraiment lu ñuy métti lu ñuy naqarlu la bi mu amee it wax dëgg yàlla autorité administrative région de Tamba ak autorité yëpp jóg nañ ci pour vraiment taxawu tey sous-préfet bi ak adjoint lii attaqué nañu sous-préfet suba kan lañu nar a attaqué gannaaw suba kan lañu nar a attaqué wax naa ko nee naa bu ñu songee tey sous-préfet suba peut-être ñu songu mairie bi gannaaw suba ñu songu seeni kër yi ou seeni waajur donc nag moo tax il faut que force reste à la loi
yàlla dafa def sous-préfet bu ñu am xale la bi mu ñëwee ba tey mu ngi développé mu ngi gën a encore di développer collectivité territoire muy arrondissement bi di jàppale ñëpp activité bu am moom mooy jiitu set setal saa moom mooy jiitu lu xew rek moo jiitu tey boo gisee mbas mi am Maka Koulibantang ñu mun ko xeex ba mbas mi dugg fa taxawu fa moom la parce que wax dëgg yàlla dañu gis ne que dafa ñëw bokk ak population bi moo tax keroog bi lii amee ñëpp ko naqarlu le maire Khoureyssi Thiam naqarlu ko population bi yëpp naqarlu ko même conseillers municipaux yëpp naqarlu ko waaw regret nag bu amee nit ñi dañuy regret. jërëjëf Mamadou Ba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. Alaaji Burama. waaw Malick. maa ngi lay ziare. delloo ziar. waaw man de Afrique moom wax dëgg yàlla dugg ci ñax benn doomu waaye daal bëgg naa daal Sénégal yi gën a respecté takk der yi daal waaye Burama. Malick. la xam wakaam démb. maa ngi koy ñala fa ñaaw lu yem. dama ne président de la république milliards yi mu jël di ko def ci bourse familiale yi di ko jox chaque 3 mois 25 000 na ko jox takk der yi nga xamante ni au moins defar na leen seen réew ba seen cër dagg ci Burama. la am dem wakaam dem ñaaw na Burama ci koo xamante ni defar na nga sa réew lu mu dee ci ñoom am na koo xam ne mos a garder président de la république Burama. Malick ñun dama ko ñu de su fekkee ñi leen défendre moom ñu def ñu tey. su fekkee ñu défendre ñu tey ëllëg bu ñu leen defee nii dana neex ñoom dama ko ñu de. dinañ dem jërëjëf. jërëjëf Malick waaw bàyyi fas yéeneel ñu dem rek jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ Ndiaye na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah Diouf. alhamdulilah Aliou Diouf. waaw Paris waaw. bon commencer par waa Wokam rek. waaw. leen dal métti na trop. mais nag boo seetloo avant élection yi waxoon naa leen ko de ne yëf yi bu demee ba métti bu kenn ñëw di jooy nag. waaw lii ñëw xam nañ ko. waa ji amul yërmande. amul yërmande de. moom rëqandigi rek. waaw rëqandigi rek. waxoon naa leen ko dès le début. ne bu méttee nag na ñëpp am ngor bu kenn jooy. nii nag ba 4 ans yi di jeex. nii la de. waaw dañ muñ rek. waaw bu 4 ans yi jotee nag mu ñëw naxaat leen may leen tuuti xaalis jéem a def 3e mandat. waaw loolu nag na ngeen ko bañ. la xew fële nag Tamba Maka Koulibantang foofu. ànduma ci nag. parce que ñee ay ordre la ñu recevoir kenn waru leen fekk seen kër yi di leen def violence c'est pas normal mais nag l'état est coupable parce que foo bi ñoom ñoo ko commencé ah Macky Sall fii la génn même pas 2 semaines dëkk bi yëpp génn di sabaru di fecc te ñu ne mesure barrière respecté wu ko kon moom booy diglee càngaay day fekk nga sangu moom moo war a joxe bon exemple moom mooy njëkk a génn di sabaru di fecc kon ñeneen ñi tam kon ñi ay xale lañu dañuy ne kon président bi mi ngi fecc. mais est-ce que raison la ñuy attaqué raison la ñuy attaqué sous-préfet en tant que autorité locale. ah. ma ne est-ce que raison la ñuy attaqué sous-préfet ki yooyu. non du raison déggoo commencement yi ma ne la du yoon. mais nag ñoom dañoo gis si njiitu réew bi lu muy def ñu ne nañ ko def njiitu réew bi moo war a joxe bon exemple. mais c'est pas normal ñuy fekk sous-préfet bi moom di ko attaqué parce que moom ay ordre rek lay recevoir. jërëjëf Aliou Diouf Paris ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. Birama. waaw. waaw man la Anna. di woote Parcelles. waaw ma ne. waaw ma ne sous-préfet yi xale yi defale Maka Koulibantang. sous-préfet bi ñoo ngi leen di masawu bu baax xale yi laay waxal boo nekkee ndaw dangaa war a wone le bon exemple moo gën. li ngeen def kenn rafetlu ko nañu nangoo am kilifa nañu toppaat jaar-jaaru mag yi te bañ a jàdd état mënul dugg ci kër yi di yar xale yi il faut ñëpp jàpp surtout ñun parents yi foog ñu jël suñu responsabilité boo nekkee nit ki bu nekkul ci dëgg ni nga ko mën a jàppale mooy nga nekkul ci dëgg contre Macky Sall wala bañ état bu mu tax ngay contre wax loo xam ne bu doon sa doom doo ko nangu xale yi nekkuñ ci dëgg tey nekkuñ ci dëgg ëllëg beneen bi ci des mooy li xam Wakaam
maa ngi ñaan président Macky Sall moo jabatu ñëpp yaay chef suprême des armées maa ngi lay ñaan loo ci mën a jàpp nga jàppale leen ngir seen njaboot ndax ni ñu ko wane télévision démb koo ko xool sa yaram daw na maa ngi ñaan nga jàpp ci ndax yàgg nga leen jàppale yàgg nga ci jàpp te xam naa ne lii boo ci taxawee dina sotti maa ngi la koy ñaan ci des mooy màggal gi ñi nga xam ku màggal gi tax a jóg ku dem fañ la yemloo doo fa am benn problème bu dee siyaare rek moo la yóbbu siyaare sëñ Tuuba ak jaamu yàlla doo fa am benn jafe-jafe koo xam ne nag leneen moo la yëkkati loo som bi yaa koy naan moom sëriñ bi wane na yoon wi joxe na mu ngi takk mas jëfe ndigal respecté geste barrières yi yow mi fas yéene màggal yi war ngaa jël sa matukaay ba doo ko fa yóbbu doo ko fi indi mas lii mu ngi wàññeeku bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla mu gën fee wàññeeku loolu la ñuy ñaan yàlla maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall di ko ñaanal fi mu bëgg a eggali réew mi ci jàmm yàlla na ko yàlla jàpp Sud FM ñu ngi leen di gërëm di leen sant amuñu seen fay merci Birama. jërëjëf Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 80. salaamaaleykum Birama na nga def. Boy Malika sant ba alhamdulilah Boy Malika. ana waa kër gi. ñoo ngi sant alhamdulilah. di jaale au passage suñu mbokk auditeur boobu waaye saa si mbub di père de waaye juróom boobu quoi yal na ko yàlla xaree àjjana. yërmande yàlla na ko jiitu biir bàmmeel moo xaas mbay aussi j'ai appris que moom tam frère am dafa génnoon àddina temps yi yàlla na yàlla xaree àjjana ñoom ñëpp yërmande yàlla na jiitu biir bàmmeel. Birama. waaw Boy Malika. maam Cheikh Ahmed Tidiane si dafa am lu mu wax. lu mu wax. nee na yii nee na ñett ñi nii xawma ñeent nee na ku koy wut na nga seet seen rawaan nee na boo dee wut xarit na nga xool rawaxaanam bu fekkee rawaxaanam baax na jàppal bu rawaxaanam bonee wàccal nee na jabar boo ko dee wut na nga xool rawaxaanam bu rawaxaanam baaxee jàppal bu rawaxaanam bonee wàccal nee na boo dee wut sëriñ na nga xool rawaxaanam bu fekkente ne rawaxaanam baax na jàppal bu rawaxaanam bonee wàccal nee na boo dee wut buur yaa ngi may dégg di buur nee na seetal rawaxaanam bu rawaxaanam baaxee jàppal bu rawaxaanam bonee wàccal mais Birama ku seet 2012 ak léegi li xew ci suñu réew mii ci ay mbon ak ay ñaawteef ak ay àq li Grand Ndiaye wax rek moo ci nekk billaahi te duñ dem te alquran lu mu wax dëgg la waaw alquran lu mu wax bu yebu nu jàpp ko man maa la wax lii li xaw màkk Koulibantang rek dégluwuma début journal bi mais aussi loolu bu fekkente ne am na moom ñaawlu naa ko mais aussi bavure policière yi nga xam ne policiers yi aussi ñu ngi koy def ci askan wi loolu it nañ ko wax jekkul jaaduwul li wértewul jekkul jaaduwul mbas mi nag yal na ko yàlla gën a jame kanam wàññi ko bi muy wàññi ko ba jeexal ko takk ñiy màggale ci jàmm ak salaam yàlla teg leen ci yoonu jàmm del si waat leen ci jàmm te ñu jël exemple comme bi ma ko waxee ba rek ci sëriñ bi foo ko fekk mu ngi takk mas di gërëm aussi ñi nga xam ne aussi ñooy Touba dem ca kanam nee naa leen Tiwaawan dem ca kanam dafa war a am Yoff dem ca ak kilifa diine yëpp parce que ñii jaruñoo xaar ci dara parce que kuy digle da ngay def mais ku dul digle te doo def jarul a xaar ñu ngi leen sant leen gërëm. jërëjëf Boy Malika ñu daal di jël keneen ci ligne bi 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama maa ngi lay ziar. delloo ziar. di indi njaalu El Hadj Saasi boobu ak xaas mbay seen mbokk yooyu wàññeeku. waaw yàlla yërëm leen te yeexal. mais li ma indi mooy mbir mi xew Mbacke Koulibantang. waaw ñu ngi koy ñaalu bu baax a baax a baax. di ci ñaax état bi ak enquêteurs yi police jaaw nga lu mel ni seen liggéey nag waaye nañ ci dugal police cybercriminalité. parce que téléphone yi ñu yor bare luy xew ci lañ koy programmé képp koo xam nag laal nga ca loolu la fiy wax rek ne sànq lañ toppoo ñu diwoo suukar nañ leen traduire devant la justice teg leen ak yu métti ndax su préfet ay doomi aadama lañ nekk ay administrateur civil génne ENAM jàng am yor seeni njàng ñu jël leen yóbbu leen ci àll ya di nga gis su préfet boo xam wala préfet boo xam mi ngi juddoo Dakar ñu yóbbu ko ca Mbacke Koulibantang mu nekk fa lu ne mën ko faa fekk kooku bu nit jógee naa dafay bàyyi rek dafay nangam yow yeneen mbir moo ci la xasu parce que réew mi boo dégloo nit ñi li ñuy wax ci rajo sa nga xam ne ñoo xam taar réew mi lañ bëgg loolu nag bu ko état bi nangu saa maam na daan wax na am ñag day gën a dëgër la koy tamit ñag il faut ñu teg ay mesures barrières teg tamit maa ngi dégg koo Mbacke Koulibantang boo yi mel nii amee paa yeeg chef de village yi ñooy ñëw di ñaan bu ñaanee bu leen kenn may nañ traduire ñooñu devant la justice jàpp leen comme ku rey nit parce que loolu mooy tax réew mi yiy jóge fii parce que ba léegi leneen ay xew feneen ñeneen ñi wax ci rajo yoonu bu seen doon seen i dooma duñ ko def duñ ko wax réew mi fi mu jëm da ngay diglu sax ñu wax ci rajo da nga naan ñoom est-ce que ay Sénégalais lañ
mais nañ moytu yooyu ndaw yi ay ndaw lañ bu amee wax bu ñu ko defee faawut loxoy mag ñaa nga ca te gis nga gone buy yëg du si duggee dara bu daanu njëkk kon loolu nañ ci réew mi gën a dellu ginnaaw ñu yor justice bu leen baal bu leen jéggal nañ leen dafa traité devant la justice def leen lu metti lii xew Wakaam nag ñoom ñëpp dëkk xamal nañ ko su laa def fonction lañ yoroon retraite nañ ñu génne leen ñu bañ ñu ànd ak état ñu dem porter plainte ba justice def décision justice ne ku koy wax ci réew moom di ko kii sax yow xamoon ci dara man daal li ma xam mooy nañ génn te ñaan ndimbal président ndax moom borom ndimbal la borom yërmande dina mu jàppale leen loolu laa jàpp wasalaam. jërëjëf El Hadj Xaye Gueye Thiaroye-sur-Mer ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam Birame. Gassama. man la Gassama na ngeen def. sant alhamdulilah. mooy li ma lay wax daal xam naa ne war nañu changer système bi ñun sénégalais ni ñuy doxee suñuy politique suñuy xool ni ñuy yare suñuy doom yi ak suñu génération yi ñëw nañuy bàyyi politique. su état bi defee danger nit ñi taxaw naan nañu condamné diw nañ ko tëjal di wax état mu ngi koy protéger waaw lu tax ñuy jël lépp di ko sëf ci état ci ñun jëluñu suñu responsabilité suñuy doom ak suñuy njaboot yow nga jur doom ngénte ko def ci éducation muy jàng nga bàyyi ko ci mbedd muy taxawaalu bay am audace bi dem di attaqué ci ay kii nit ñi taxaw ci rajo naan xale yi def nañu di ko dugal ci politique te ñun dëngale ngir yàlla ak yeneen bi ñu bàyyi politique bi te yar suñu doom yi ci l'islam yar leen ci dugg yar leen ci xam li nga xamante ne nit ku yiw daf ko war a ko man de su fekkoon man la sama doom bokk ca groupe ya billahi duma xaar gendarmerie dinaa la yóbbu ñu pile la def la loo xamante ni do mosoo ko gis sama papa loolu la meloon de soo ko tëwee moom ci boppam moo lay téye ci loxo yóbbu la gendarmerie kon dañ lay supporté ba gis nga nit ki bu mu bëgg doomam ba nga koy bàyyi danger Sénégal nag loolu lañ ko bàyyee ba mag ñi nekk wóoyu parce que da ngay jur doom muy def loo xamante ni yellowu maanaam jaarul maanaam nga koy dundal muy wàcc ay tubéy muy wàcc fii muy sol ay yëre plaqué ngay bàyyi muy def ci mbedd bi ngay dégg danger doo ci taxaw te état bi laa leen ñu naan politique waaye ñu dimbale ci politique nañ ñu yàgg suñu njaboot gi xamal leen ne politique bi xamal leen li ñu war a def ak li ñu warul def ak suñu def loo xam ne bi yoon ñu bàyyi ñu teg leen ci yoon mais nit ñi koy bëgg a yar ñu indi politique dugal ko ci ba kenn mënatu yar sa njaboot ñu naan politique vraiment Sénégal fa mu jëm billahi dinañ ko rëcc ñun ñëpp parce que politique bi dafa yàq jikko nit ñi jàmm ak xewoon. jërëjëf Gassama ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi fete woon ci xarala gi ci kanam tuuti Sud Nutrition moom moo ñuy wuutu ci toogu gi buñ ca noppee bu 22h jotee kii di soxna Marie Roselle Ndiaye ñoo ngi yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon. Mali, Mauritanie, Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat